rahmaan rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi nu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média nuyu nañu kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci képp koo xam ne rek mi ngi toog di ñu seetaan du ñu fàtte itam ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi yal na yàlla yàggal seen taxawaay te mu ànd ak wér noonu la ñuy duggee itam ci biir hôpitaux yi clinique ak dispensaire ziara maladie fa nekk yal na yàlla wéral leen te bañ a tëral kenn macha allah sunu xel itam dana dem ci ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ñuy ñaan yàlla muccal leen jële leen ci bërëb yooyu itam toogaay bi yal na doon càngaay ci ñoom ku yàgg ci àdduna di nga ñam ci fii am mooy les hauts et les bas de la vie waaye bu yàlla feesee dell sa xol ak incha allah lépp dana woyof kon nag yal na yàlla woyofal lépp bokk na tam ci ñu jàppante góorgóorlu jële fi corona 19 Covid 19 lay wax sax jële fi Covid 19 bi ndax xam ngeen ne ba tey boobu feebar mi ngi fiy def at macha allah nanu defoon ba mu jóge fi bu nu ko defaatee rek incha allah dana fi gën a jóge kon bokk nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi fàttaliku itam ñi nga xam ne dañu baaxoon di ànd ak ñun yàlla yóbbu leen ca kër yi gën a mag macha allah ni ñu koy waxee yàlla na foofu di noflaay ci ñoom yàlla yóbbu leen ca aljana ñu ngi leen di nuyu waaye itam di jaale sunu xarit Adja Ndaw madame Si ci génn àdduna yaayam mi nga xam ne itam sunu soppe la woon macha allah ñuy ñaan yàlla yóbbu ko ca aljana yi gën a kawe moom Adja Kolle Sey moomu di yaay ci ki nga xam ne mooy Adja Ndaw madame Si Ndoye Bane maa ngi lay nuyu ba tey ñu ngi ci air de fête macha allah. sa assistant bi ngi lay fay. maa ngi lay waaw mais sama assistant nga. waaw sa assistant bi. yow li tax nga bëgg bañ nekk sama assistant su ma yàlla mayee ma am assistant bu bare njëriñ ñe yow reportage mu def ko invité mu dox ko leneen nag buñ ñu bëggee dóor mu jàppale ñu boobu assistant lu nit bëggati. li gars yi naan nii. day dóor rek. mais yow ku la raw ci assistant macha allah ala kii sara kii son chi jan macha allah ka xeere kii booba làkk yooyu de. jaajëf man daal ñaanal naa la kaay ma wax la. waaw gis nga sa toogaay gii fii ma wax ko ñu dégg. toogaay bu góoree moom nga def dafa góore lool macha allah. waykat bi naan kër gi sa kër. waaw kër gi ma yëgal la bu nekkee sama kër danaa la woo wax la ko déey la ko. waaw ne la sama kër. waaw sa kër la de la nga suuf. jaajëf. très bien ñu ngi nuyu kilifa diine kilifa aada yi. jërëjëf Baan. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdou Khadre. waaw di ko ñaanu mu yàgg fi lool ci wér. di jaar waa Pire Sañoxor yëpp. xalifa ba sëriñ Mansour Cissé sëñ Maodo Cissé. ak moom parent Djibi Diagne monsieur le maire. Sëriñ boobu ak Baye Bado yeeg ñëpp ñi leen di ñaanal di leen wax bonne année. di ko ñaanal waa réew mi yëpp waaye rawatina waa Pire Sañoxor. ñu ngi leen di ñaanal bonne année. yàlla na projet yi ñëw projet état yi yàlla na fa dugg. amiin projet yi dëkk ba gën a am suqaliku daal. jeunesse bi tamit maa ngi leen di ñaax ci góorgóorlu ci njàng. dëgg la te góorgóorlu ci formation góorgóorlu ci uti liggéey. waaw liggéey dafa am solo. nañ ci góorgóorlu baax a baax te jéem a góorgóorlu yaru. très bien te bañ a topp may réerandoo yi ci internet beeg ci mbedd mi daal jéem a am njariñ daal loolu daal laay ñaax jeunesse su Sénégal yëpp jeunesse Sénégal yëpp laa koy ñaan di ko ñaan surtout suñu jeunesse su dëkk ba nañ góorgóorlu ci am njariñ nit day am njariñ maa ngi seen sànq macha allah jërëjëf Ndoye Bane maa ngi seen directeur yi di jaabante sànq di dem ma ni wallaay ñu ngi leen di ñaanal yàlla jiital ci PDG DG ak mboolem directeur ak itam tout le personnel macha allah ñu ngi leen di souhaiter bonne et heureuse année yal na yàlla dolli jàmm ci biir kër gi wéyal ko yóbbu ko ci yeneen kër yi ma fa laa jëm kii nag ma jàkkaar lool xale bi sol lu mauve li def leen gros plan ci moom dama koy wax happy birthday xale bu baax ñaanal ko gudd fan billaay amiin ñaanal la wér amiin ñaanal la borom kër bu baax amiin amiin bu la attan macha allah mu dolli la jàmm defal la sutura mbër mu dul dem làmb ja war naa ñëw ayca ndeysaan ubbi nga parenthèse bu rëy waaye ci bisu anniversaire bi parenthèse bu rëy rëy de xanaa billaay ndeysaan maa def lii de yaa def lii ci def happy birthday ci def rek nga dëkk joyeux anniversaire voilà yam lépp kenn mënees ko mais ñu ngi lay ñaanal mami yaa ngi kaf di ree mais ñu ngi lay ñaanal wér gudd fan sutura bu sax la nga bëgg sa xol yaa ko xam yàlla la ko yàlla defal macha allah te nga nag damaa ñàkk fayda fekke lépp sama anniversaire bu may xef di jooy di moo tax ma di ko far enchaîner ak ay man it baax nga lool ak noo mënti mel rus nga Eva Tra kenn gënu leen fu mu ne nii ni ngeen ko séenee lu mu naroon buñ ko nee nañ ko wax Eva mu ne déedéet bàyyi naa waaw xam nga nag benn défaut laa am bu gën a benn défaut laa am bu gën a mag mooy du ma ragal damay ruus
xam naa wax naa ko damay ruus boo fexee ba ma ruus la yàlla dogal na kër gi moom Ndiaga Ndour dama ko ruus yow mii dama laa ruus Ndoye Bane dama ko Ndoye Bane dama ko bëgg ndax daf ma teete Mia dama ko bàyyi fii léegi jooyu waaw mais tey du ma jooy ndax tey dama am 37 ans te 37 ans ça se fait tabarakallah tey du ma jooy kon damay door niñ daan dooree te yàlla nañ ko àggaleeg jàmm waay amiin damay door ni ma daan dooree wax jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziyaar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu soppe ba sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla yokku leeram taas mi ci barkeem waaye Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool waaye noonu la ñuy ñaanalee itam yaay déggeen mu giseeg soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam waaye nag Eva comme li nga wax rek dañuy ñaanal ñi nga xamante ne ñooñu jiite ci kër gi teete ñu ci kër gi waaye man damay tàmbalee ca kaw muy ca PDG mi nga xamante ne jàppeewuma ku koy liggéeyal kese jàppeewuma leneen Youssou daf ma jàppee comme doomam daf ma bëgg ba du wax ci man daf ma bëgg ba kenn du ko boole ak man waaye bu ma indee mu teg ma ci loxo Ndiaga Ndour Ndiaga daf ma bëgg ba dañu rusante sax ma ak moom léeg-léeg nag mu dóor ma xeer bi waaye bu ma ko dóoree rek ci demal liggéey ak ci nii nga war a liggéey rek lay doon mais amul ci leneen lu mu may wax buuba booy xool da ngay yaakaar ne maa ak moom duñu ay xarit mais ay xaritu benn bakkan lañ ndax ku bëgg sa rakk ji nga bëgg kooku daf la bëgg Mia dootuma waxati ci moom waa kër gi yëpp dootuma waxati ci ñoom Baye Cheikh sama rakk ji xëy tey wax dëgg yàlla am jam jaloore ma ci digg réew mi yëpp aw ma sa fay mais Eva damay sukkaat ci suuf jéggaluwaat sénégalais yi ndax malgré ak samay défaut yëpp bëggee nañu ma noonu yëgee nañu ma noonu fonkee nañu ma noonu ba lu ma tëgg ñu wàlli si lu ma def ñu wuy si su ma waxee ñu ne xale bi gën a dégg olof te xëy na olof yi sax dama koy takkale rek di leen ñaanal di leen wax ne man itam bëgg naa leen xëy na xel mi moo guddul mais su ma sañoon chaque jour ma leen di jox lu leen mën a jariñ waaye nag sama deuxième famille bii ma nekk nii maa ngi leen di sant di leen gërëm mais di ko tàmbale ci première famille ba ma bàyyi ci kër ga ndax man damaa metti wax naa la ko barki démb xam naa magu ngaaka belende laa nekkatul reewande dama dof kon ñi may supporté 300 non waxee ko nam kay waxee nag non nekkatul reewande dama dof nekkatul doole ji dama ko man ñëpp lay rey na ma yàlla baal di ma fi bàyyi nag gën leen a woyof ne Cheikh Fall très bien macha allah au lieu ma ne King Baba mais King Mami laa koy def parce que King Mami xam naa Ndiaga Ndour a nga naan kii tey bu paree dama koy rey beaucoup de talent di ziaraat ñëpp di sargal nag waa kër gi waa TFM waa GFM di leen wax ne yal na yàlla yàggal ànd bi amin ya rabbal alamin noonu la ñuy kontaanee ci dalal Dieyma Ndiaye madame Ba Seydi Ba Poulo kontaan nañu loolu ci dalal ko xam ngeen ne mbokk yi wareef dafa baaxoo di ànd ak ay thème bu mu ci yëkkati nag day nekk thème bu am solo moo tax ñuy wax ne nit bu ko xeebal mbiram ndax mbir moo xeeb rek di nga ko gaañ lu nu mënti waxtaanee dafay am solo waaye nag rawatina tey nga xam ne dañuy dugg ci biir état civil bu ñu waxee état civil nag mbirum këyit daa dee taxaw mbirum këyit dafa war a nekk lu jaar yoon warul am benn jiixi jaaxa ak benn sikki sàkka kii toog nag moom xam ngeen ne ancienne directrice la bu état civil kon dalal ko wax dëgg yàlla dafay yomb lool waaye man dama koy njëkk a wax honorable salaamaaleykum. waaleykum salaam Eva maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. di leen gërëm. jërëjëf di leen sant. ci li ngeen ma woo tey. ndax yaakaar naa ni bariwuma lu may ñëw ci plateau télé. tey nag ci at mu bees mi ma nekk seen invité. ñëw ci émission wareef. dama ci kontaan sant ci yàlla. alhamdulilah ginnaaw bu ma sante yàlla sant samay waajur. dama leen di ñaanal lii ngeen di def commencé ko ci comme ni ngeen ko waxee ci seen président. directeur général. ak képp ku ci topp di leen ñaanal lii ngeen di def yàlla yombalal leen ko te oyofal leen ko. te ngeen ànd ci ak dal. ak fekkee. ak tal. di ñaanal aussi fa ma jógee. da nga ni honorable donc may député nekk ca assemblée nationale. mu am ay njiit yu fa nekk. muy suñu président Moustapha Niasse. macha allah muy góor gu mag góor goo xam ni kilifa la. homme d'état la. gu ñuy teete di royuwaay ci ñun. bon kooku di jiite assemblée nationale dañ koy ñaanal ci at bu bees bi yàlla na fi yàgg. te wér. te yàlla musal ñu ñun ñëpp képp kuy député ndax yaakaar naa ni xam ngeen ne am nañ ci kenn kuñ ci ñàkk. dëgg la muy honorable député Marie-Louise Diouf. c'est vrai. ñu ngi leen koy fay di muy nekk maire boo xam ni amul woon benn xaar ma yàlla ak kenn. Marie-Louise foo ko séen rek réeja ngay njëkk a gis. dëgg la nit ku oyof. di ñaan yàlla na suuf oyof ci kawam. amiin yaa rabbi. di ñaan yàlla aussi képp koo xam ne corona bi yóbbu na la ci 2020 bii.
yal na la yàlla jéggal te yàlla yërëm la amiin di ñaanal ñi nga xam ni Nioro laa jógee démb sama mbokk Saalum Saalum yi nga xam ne ñoom it jógee nañ fi muy sama càmmiñ ma Yacine Thiam démb lañ ko denc ndeysaan ak Cheikh Barham Niass na leen yàlla ak yërëm ñeneen ñoo xam ne jógee nañ fi ñaan yàlla yal na leen yàlla yërëm amiin ba di ñaan mbas mi yal na ko fi yàlla jëlee amiin yal na 2020 bi ànd ak mbas mi amiin xëy na deuxième vague ñëw na waaye nag dañuy ñaan yàlla rek yal na ko fi yàlla yemale amiin waay te xeex bañ taxawoon nañu continuer di ko xeex vraiment pour mën a fexe mbas mi jógee fi ci jàmm vraiment di leen gërëm nag encore une fois di leen sant kontaan ci dalal la di gërëm samay njaboot dëgg la ndax mami dafa am lu mu wax léegi neen dafa métti maa ko gën a métti yow mi toog man mii niru woo ko maa ko gën a métti bon maa ngi ñaanal sama njaboot yooyu ca kër ga njaboot yi ma jural sama bopp ak ñi ñu ma jural waaw di nga xam ni tey lu ma nekk ñu nekk ci ak man ndeysaan di ma encadré di ma taxaw yal na leen yàlla def ñu ay mag amiin yàlla taxawu leen amiin te yàlla jàppale leen amiin di ñaan Ajaratu Sénégal Jéema yàlla def Ndiaye. fi jàpp ñaanal suñu président Macky Sall nag yal na ko yàlla jàppal ci li nga xam ne mu ngi ko sumb di ko liggéey ci Sénégal dëgg la jërëjëf kon président sax ñu ngi koy wax bonne et heureuse année année. di ko wax gouvernement bi di ko wax ministre yi ndax ñu ni neen la Sénégal gii ñun ñoo ko bokk ànd ak lu mën ci am macha allah yal na yàlla dolli jàmm ci biir kër yi bu baax a baax yëkkati nañu nag Mami Linguère Wallaay. Ndoye Bane yëkkati nañu thème bu am solo waa régie ñu ngi leen di nuyu soxna Mia Ndour ak équipe am macha allah ñu ngi waxtaanee état civil këyit nag di lu am solo ci nit ki macha allah nga dem ca état civil ba déclaré wu nga xëy suba teel ñu ne la say këyit gisuñu ko nga dem ca état civil bëgg a déclaré wu dem fekkloo personnel ba xëy si li ñu mën a wax ci biir état civil sax Ndoye Bane dafa bare ma bàyyi la rek nga tijji waxtaan bi merci beaucoup Eva ci honorable lay njëkk a ñëw mu expliquer sénégalais yi lan mooy état civil ak organisation générale état civil jërëjëf Ndoye Bane damay delluwaat gërëm leen sant leen ndax tey dama yore woon état civil jógee fa mu am ñoo xam ne ñu ngi ko yor ngeen mënoon leen woo ñu ñëw waaye yaakaar naa ni di ngeen leen woo waaye lii ngeen ma defal honneur la xam ni yoroon naa ko tey la ma ko yoroon dafa bari 1990 ba mu génnee ENA nekk administrateur civil ba 2017 bi may dem assemblée nationale 90 laa wax nga ko yor ba 2017 ba 2017 état civil rek laa xam mu nekk loo xam ne lu ma bëgg la lu nekk sama xol bon tey lii ngeen def xamu leen ko sax ku bëgg état civil koo xam ni bàyyi faalu état civil moom ngeen woo tey yaay faalu état civil laa mën a wax sax moom ngeen woo tey pour mu waxtaan ak yéen bon ma ciy kontaan di rafet li nga xam ne gouvernement mu ngi koy liggéey tey dama nekk beneen boor dama nekk ndaw réew bon damay am beneen bët bu may xool waaye nag dama am loo xam ne mën naa ko ci wax ndax fekkee dëgg la muy li ñuy waxee organisation effectivement Sénégal dañu am chance boo xam ne yeneen réew yi amuñu ko c'est vrai mooy Sénégal bi ñu jëlee indépendance rek naam colonisation am na avantage am na inconvénient mais am na aussi ay avantages parce que tey Sénégal ñun ci colonisation boobu dafa am ci loo xam ne dañ ko ci jàngat jël ko ci lu baax muy civilisé li nit ñi mag di wax Evatra civilisé civilisé boobu maa la gis dem ba naan xanaa Nabou Diagne la solal waaw sama jabar jooju nga xam ni su doon fu ma taxaw rek moom la créateur bu ma seen yéen dama ni woon bala may pare ma gërëm ko sant ko waaye comme tuddum ko ma gërëm ko Nabou Amadou dama kontaan Nabou Amadou Seck Nabou Amadou Seck Nabou Diagne wallaay moom ma solal donc nga xam ne dañoo civilisé jàng ci loo xam ni état civil yeneen réew yi faale wuñ ko woon mais Sénégal faale ko donc ci li nga xam ne avantage colonisation Sénégal jël na ko ci xëy na am na ci ay rëq-rëq waaye pour man njëriñ la ndax bi ñu amee indépendance rek dañoo def état civil loi boo xam ne moo koy organiser ndax it dafa nekk lu am solo tey suñ nee Ndoye Bane fi ñu toog tey li ñu ràññee Ndoye Bane Evatra Mami Jéema Ndiaye ak keneen la tax ñu ràññee état civil la tax c'est vrai bon loolu moo li nga xam ni moo lal te loolu mënuñ ko woon def te état organisé ko muy loo xam ni dañuy foog ni dañ naan domaine de souveraineté intérieure forces armées mais souveraineté état dëgg mooy état civil ndax état civil duma xam ne tey ji laa judd doo xam ne tey ji nga judd
doo xam ne bërëb sàmm nga juddoo duñu xam ne sénégalaise nga. dëgg la duñ la ràññee diggante Sénégal ak Guinée lan mooy ñuy ràññee kayitu juddoo tax ñu koy ràññee. muy dëgg. bon loolu lu am solo la. te loolooy tax itam ñu mën a xam nee nañ Sénégal 16 millions d'habitants lañ ëpp nañ ko sax. lan moo tax ñu mën ko xam xayma tey suñ la bindul woon. xayma la duñ mën a xam ñaata lañ. te muy dëgg. bon état civil dafa am solo te état civil mooy tax tey nga mën a am kayit d'identité ñu mën la xàmmee nga mën a jëm fayeeku banque mën a liggéey weer dee nga dem fayeeku sa salaire. mën a dem def transaction di voyager di dem di dikk. xale bi mën a dugg école. keneen ki mën a dem wote keneen ki mën a def leneen mën a faju bon loolu yëpp dafa am soo xam ne moom moo lal lii développement économique gu réew. très bien bon lu am solo la. merci madame Ba ci terme yooyu nga daanale état civil bu ñu la dégloo may la nopp lu ama am solo la. mais ñu dem ba ñun ci sunu état civil yi dama ci teel a dut baaraam. nga gis ku dem tey juddu ñu déclaré ko mu dellu fa di wut kayitam ñu ne ko gisuñu kayit bi nga gis koo xam ne kayitam dafay dem ba benn moment ñu ne ko kayit bi mu am itam baaxul est-ce que kon sunu état civil war nañ ci am yenn problème yooyu parce que li nga wax rek dafa won dayoo état civil. waaw jërëjëf Ewa xam nga dayoo nit dina ko natt waaye est-ce que taxawaay ba. ak nañ ko war a liggéeyee def nañ ko ndax état mënul téye lépp. c'est vrai état dafa jël li nga xam ne mooy état civil mu dénk ko gox-goxaat yi. c'est vrai ndax it yaakaar nañ ni mooy service bi nga xam ne moom la nit ki di njëkk a soxla. xale bu juddu lañ koy njëkk a wutal à part këyit ba mu ko joxee ca hôpital ba. fa mu juddoo. ci ñi juddoo ci hôpital. waaw këyitu juddu moo ci topp. te muy dëgg. bon nag loolu waroon nañ ko teg ci anam yoo xam ni. vraiment du am benn jiixi jaaxa. waaye dañ ko dénk état daf ko dénkaane. dénk ko maire yi. waaw gox-goxaan yi. waaw waaye gox-goxaan yi est-ce que am nañ moyen yuñ ko yore. conservation. moyen wu taxawu service bi. nit ki su soxlaa ñëw nam ko bëggee mu amee ko su dénkaanee. lam dénkaane heure bu dellu see mu fekkaat ko fa. su soxlawaatee. su ñëwee nam ko soxlaa heure bu yegsee du fa yàgg du ko gàllankoor. mais est-ce que communes yi lañ leen dénk jox nañ leen moyen yoo xam ne mën nañ ko yoree. loolu question la boo xam ne bu am solo la. très bien Ndoye Bane acteurs au niveau local ak les principaux acteurs ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk. mooy ñi ma njëkk a wax. waaw muy maire yi. maire yi ak soo demee ci code de la famille. muy loi 72/61 portant code de la famille. dafa am titre boo xam ne titre spécial la bu ñu jagleel état civil. titre boobu dañ ni maire yi maire bi nga xam ne moo nekk ci gox-goxaan bi moom mooy officier état civil. moom rek lañ jox cëru mu saytu li nga xam ne mooy état civil mais maire boobu itam xam ngeen ni maire bi yenn saa yi dafa bari liggéey. du am jot. dafay délégué li ñuy wax fonction officier d'état civil bi. est-ce que ñoom ko délégué. mën nañ ko. damay joxe rek benn anecdote bi may liggéey commencé 1991 dama dem ci sama mbokk alpulaar yi xam nga alpulaar dafa fonk nguur. dëgg ma dem ci benn dëkk bu ñuy wax Aéré Lao xamatuma Aéré Lao la mais daal ci Fuuta la. ma ñëw boobu ay communauté rurale moo amoon. ki nga xam ne mooy président conseil rural bi jàngul français. ñi di ko indil kayitu juddu yi muy signé ndax. déclaration bi suñ ko déclaré ci registre bi da ngay signé déclaration bi ci registre bi ba pare ñu defal extrait wala ñu jox nit ki volet numéro 1 pour mu mën a yóbbu xam ni déclaré woon na. dëgg pour beneen yoon su dellu see mën a wane loolu ñu defar ko beneen kayit. góor gi di signé ma ne ko góor gi yow de yow yaa ngi jànguloo ngay signé mu ne ma waaw waaye dama bëggoon est-ce que mën naa dénk ku ma doy koo xam ne moom dina ma seetal su ko defee man ma signé xam nga loolu bëggu pouvoir. weesuwul loolu. ma ne ko yow lii ngay def nii ëllëg mën nañ la ci tëj kaso. ndax mën nga signé loo xam ne li ñu lay signé loo baaxul. waaw te su boobaa su la yoon woowee yoon dafay dal ci sa kaw ndax yoon moom affaire kayitu juddu foyewu ko. ma ne ko mu ne ma waaw waaye nañ ma seesa rek man may signé. bon wan la ni la ñañ koy dénk. waaw dañ ne sooy def pouvoir de délégation sax dafa war a nekk ku jàng français. dëgg la koo xam ne mën na lire français. dëgg la waaye yenn saa yi nag am na fu mu sooxee. ndax ki nga xam ne jàngul mënul contrôler am na ci yoo xam ne nañ ko indil agent yëpp a yem
te salaire yañ leen di fay demeewul noonu. ndax maire yi foog naa ni Ndoye Bane am na enquête yoo def. foog naa ni yaakaar ni soo demee ci maire yi am na ci ñoo xam ni lañ leen di fay amul solo. moo tax mu bëggoon foofu laa bëggoon a bëggoon bala ngay ñëw man. parce que dafa laal lu ma kii ñu ngi lay dalal ak jàmm. waaw man nag Eva dafa am lu ma jaaxal. lan moo la man daal xam naa ne président Youssou Ndour mën naa tànn ndax jigéen ñi mu fi indi. ñëpp tarkaal am nañuy toogukaay yu baax ba mu des man. waaye député yi président newul woon làmbaay ñaaw ak déedéet waaye député président Macky yi itam tabarkàlla architecture nan torop macha allah comme ni nga koy faral di waxee kon ñu ngi lay dalal ak jàmm mais dama dégg nga wax sànq fu doy waar. waaw te Eva ubbeeku. waaw mooy loo xamante ne ñu dem ba ci sa kayitu juddu Ndoye Bane dafa mës a wax benn wax bu ma marqué. Ndoye dafa ne kayit moo lay tàmbalil sa àdduna moo lay tëjal sa àdduna. bi nga nee der neb liir ba bañ lay dugal bàmmeel yàlla na yeex lépp kayit dafay ànd ak yow. kayit googu nga dem ba càggante am ci. ndax ne ñi ñu ko jox wax nga sànq que ne ñàkk a matale bi la waaye léegi-léegi nga dem fekk fa ku jàng. yàkkamtig jamonoy tay ji jàpp leen wala yéen ñi fa nekkoon da ngeen ko doon def par bëgg-bëgg te ñi koy def léegi xamatuñ lan moo leen fa teg. nga dem tey tudd mami ñu bindal la mati. nga dem tudd mami. ñu war la bindal mami ñu defal la miyaa wala ñu dëppal la ko tuddale leen noo xamante ne nga gis ñaari nit yu ñu boole benn carte d'identité man dal na sama sœur li mu ci yéeg ak li mu ci wàcc li mu ci dem ak li mu ci ñëw kenn xamul ñaata yoon la ba naroon na ci sax am problème u jàngam est-ce que loolu tamit yéen ñi nga xamante ne yàlla def na ngeen jaar ci te yow ku dégg ni nga waxee xam ne passion la ci yow est-ce que du ngeen taxaw ngeen woote waat comme ni ñuy defee audience foraine yi ngeen waxtaanee ko xam ne këyit mooy li nga xam ne day topp doomu aadama ba keroog muy sàngoo suuf te mën na defar àddunaam comme mën na ko yàq. mami loolu nga wax dama ci kontaan parce que soo demee ci maire yi am nay jamono. service état civil moo daan service bi ñu gën a sofantal. dañ daan seetlu ni ki nga xam ne dem nañ ko yóbbu ko ci recette yi mu def détournement. waaw wala mu def njuuxi njaaxa ci biir mairie bi. fa lañ koy sànni fa lañ daan frigo wee daal. fa lañ daan frigo xam nga loolu ak li ma leen wax. ni mu amee solo. et puis da daan nekk ci ruq douche. wala benn wet bi angle bu cate. waaye waaye léegi demal dama bëgg rek Ndoye Bane na nga dem Tambacounda. wala fii rek mairie Dakar centre principal Dakar mairie yu bari tey lañu informatiser rafet macha allah. bon loolu am na lu ko waral. parce que ak digitalisation. ak digitalisation. système bi war na changer lu bari côté informatisation boobu est-ce que loi code de la famille may na leen pour ñu informatiser état civil. déedéet code bi nag wax dëgg yàlla. da koy tere. code bi wala da koo waxul dugalagu ko. dugalu ko ndax code 72 bi moo fi nekk ba léegi. waaye xam nga foofu mu ma ne fa cabax. code boo xam ne 72 la ba tey. noonu la. dinañ ko mettre à jour. parce que il faut mu am yenn yëf yoo xam ne dañ koy mettre à jour. ndax àdduna itam dox na te changé na macha allah. du ma la kii code bi defe naa code de la famille mooy livre bu ndaw bu ñu verte bi. bu verte bi bii ma démb maa ngi koy lire mais fi ma ko lire ba egg fi nga xam ne dañ koy tere. maanaam terewuñ ko sax mais daf caa nekkul. nekku ci voilà man waa léegi maire yi bari ñu ngi informatiser seen état civil. te code de la famille waxu ko. loolu est-ce que du am ay daan wala du am ay jeex. léegi li ma ciy wax ci loolu rek mooy fi nga waxee ci personnel bi laay njëkkee ma daaneel ci informatisation ak code de la famille bi. parce que personnel bi tey foog naa jot na ñu def personnel boo xam ni kii dañ koy jàngal parce que itam loi la. tey mami yow loi code de la famille su ku la ko tegaloon fii ni la appliqué ko. doo ko xam. te personnel bu ci bari personnel politique la ñuy doon wala niveau ba ñu cay am du toll. ndax am na sax ci biir ñi nga xam ne jàng nañ droit dañuy werante ci disposition code de la famille. bon tey ñañ fay teg waroon nañ nekk nit ñoo xam dañ leen koy jàngal ba ñu xam ko. lii am mooy souvent suñ leen recruter ba pare. dañ leen defal ay formation direction état civil bi nga xam ne moo nekk ministère collectivité locale maa ngi leen di gërëm au passage di leen sant. ñooñu tey ñu ngi liggéey boo xam ni dañuy def formation di wër Sénégal képp koo xam ne personnel nga wala officier dañ leen defal formation di leen jàngal code boobu article yi lan la wax ak naka lañ koy defee bon loolu lu am solo la mais la ko jiitu nañ jàngal nit ki suy yegsi di yore état civil na fekk mu jàng ko muy métier bon yaakaar naa ne am na liggéey bu bari ñu ngi ko ci liggéey pour ñoom ñu nekk am corps personnel boo xam ne dañ ni ñuy waxee ni kii mooy comptable. ñu ni kii rédacteur u état civil la soo demee Maroc am na fa kii inspecteur u état civil la kii commis u état civil la parce que jàng na ko loolu la xam. mais dama ñëw ci li nga xam ne moom ngeen wax muy informatisation
informatisation outil la ndimbal la njëriñ la pour gaawal ak yombal ak ci dencin bi par exemple loo dugal ci informatique ak li nga xam da nga ko teg këyit ndox ñëw tuuru ci mu wala foofa mu tàkk yàqu sax wala nga mën a foofa archiver wala mu yenn tàkk yëf yi. xam nga du benn dëgg la. waaye nag loolu aussi yoon ba tey dogalagu ko mais du ci gouvernement bi parce que wax dëgg yàlla man ba may nekk état civil 2014 am na Union européenne ndimbal lum dimbale woon Sénégal ci benn projet bu ñuy wax projet d'appui à la modernisation de l'état civil du Sénégal ndax état civil wax dëgg yàlla président Macky Sall dañ koy gërëm di ko sant ndax lu ko itteel la lu ko soxal la ñëw na conseil des ministres décentralisé bu Fatick li mu njëkk a def dafa dugg si rek ñëw ni jox leen ma sama këyit ci informatique bi d'accord. bon xam na luy njëriñu état civil ba tax mu def ko priorité ni nañ ko informatiser waaye nag dafa am loo xam ni dafa jiitu jëf bi dafa jiitu li nga xam ni mooy li yoon war a maye yoon moo war a maye pour ni ñu defee registre ci ay këyit ñu autoriser mu am registre électronique tout à fait. mais loolu tey mais yow lan nga yore assemblée commission des lois. waaw maa ngi mais looy xaar ci loolu. maa ngi ciy dox ndax man mii maa jiite woon la nga xam ne moo doon révision code de la famille tey code de la famille lépp lu ñu ci waroon def rek pour yombalal parce que tey Eva ki juddu Tambacounda xëy na yoon wi macha allah tey ci tali am na lu bari loo xam ne am na fi gaaw na melatul comme bu njëkk ba tali yi baax nañ dëgg la macha allah autoroute yaa ngi fi waaye benn tey nga jox la kayit Tambacounda war a jógee Tamba ñëw war a jógee Dakar dem ba Tamba di ko wuti Sénégal war na mën a dépasser loolu c'est la vérité. tey soo tolloo ci sa téléphone WhatsApp waaw yaa ngi wax ak ku nekk ñu war la ko mën a seetal WhatsApp la ko par vidéo scanner ko jox la ñu war la mën a yow it tout à soo fait. soxlaa sa kayitu juddu tollu Tambacounda ñu mën la ko yónnee fii ci C'est Dakar vrai, c'est vrai. wala bitim réew ba nga nekk Dëgg la. bon loolu tey foog naa jamono laaj na ko waaye nag jamono lu mu laaj il faut code bi prévoir na. mais code bi tamit dafa yàgg 72 ba tey. waaw te lu 72 bari 2014 bari te lu bari bari dañ koy mais wax. 2014 def nañ révision kon révision du ñàkk ba tey mais xam c'est nga tout. soo seetloo waaw. dafa nekk lu am solo loo xam ni kenn du ko foye parce que lim tënk moo moo bari. tax man xam naa ni ñoom it ñi nga xam ne mooy ministère de la justice ñi ko war a dugal mais su dee ministère collectivité locale bi ko war a liggéey ñoom lañ ci war a liggéey nañ ko ba pare ndax man mi fa fekkee naa ko mais honorable waaye nag ministère de la justice ñoom itam lañ ca waroon def nañ ko waaye yegg seegul mais ñaan nañ leen nag waaw comme may président commission loi ñaan nañ leen at mu bees mii texte yi nga xam ne moom la ñu war a njëkk a dugal na ci code de la famille mais mbaa statut personnel bi boole nañ ko ci mu ngi ci mbaa bénévolat bi boole nañ ko ci est-ce que tamit ña fa nekk di liggéey am nañ suffisamment de formation ba nga xam ni daal ñu ngi koy wax sànq. duñu namm dara parce que Waaw. tey jii la ñuy jot par weer am na ci ñoom am na benn pourcentage bu ñuy jot par weer xaw ma 5000 francs la xaw ma 10 000 francs par weer 12 000 francs la léegi 12 000 francs par mois ci koo xam day xëy suba di defar kayitu juddu ba ngoon kooku day neex a corrompre madame dëgg la li nga wax gis nga code de la famille boobu xam nga dama wax diggante territorialisation bi mooy nga bañ a ni Tamba laa juddoo rek Tamba rek laa mën a wutee kayit dafa am leneen loo xam ne aussi mu ngi ci muy statut personnel parce que société code de la famille bi am léegi officier état civil mooy maire xanaa mu délégué ko benn officier wala mu délégué ko personne ci personnel bi kenn à part ñooñu rek la code de la famille bi wax ñu xam ne loolu aussi dafay indi sooxe parce que tey soo demee ci maire yi ñaata nit nga fay fekk bari nañ di nga fekk lu mat presque ay 20 personnes yoo xam ne ñu ngi liggéey ci état civil te yoon nag reconnaître leen donc bi ñu réviser code bi loolu dugal nañ ko ci pour mu am statut personnel état civil à côté de l'officier d'état civil qui est le chef muy le maire dugal nañ ci personnel bi nga xam ne moo war a yore kayitu judd moom itam mu nekk loo xam ne yoon nangu na ko personnel boobu macha allah madame Ba yaa ngi indi ay leeral yu am solo yu ñu soxla woon ni ma ko waxee ca njalbeen ki nga xam ne mi ngi ñuy seetaan na xam ni tey ci wareef ñu ngi waxtaanee état civil te bu ñu waxee waxi état civil rek këyit dafay daal di taxaw te këyit moom du la bàyyi sa giiru dund ba nga boo génnee àdduna këyit la ñuy laaj pour mën la denc bi war ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb yooyu di liggéey qui sont-ils ñooñu mi ma ko waxee personnel mairie bi la personnel tey mun nañu jël awa waaw mu nekk ci mairie bi recruté nañ ko waaw amul vocation bi Aha. ñu recruté ko rek ni affecté nañ ko
maire bi jël décision affecté ko ci service bi. oh. mais la cay sooxee mooy affecté nañ ko te est-ce que Awa am na disposition pour liggéey ci état civil. waaw su fekkee ne maire bi est-ce que tamit Awa nekkul koo xam ni nekk na da mën moralité. waaw parce que moralité moo lal liggéey ci état civil. wallaay parce que kayitu jàmbur kii wax na ko sànq. mami nga ñëw fekk ñu bind ko ci kayit yi ay waajuram ñëw déclaré ko ba yóbbu seen kayit. denc yow nga ñëw ubbi registre bi baare ko bife ko. def ci blanco wala nga jël lañ set xoos ko bindaat ci keneen parce que kooku yëkkati na benn 100 000 francs buux la. dama lay jox raison. su ko defee loolu kooku est-ce que koo xam ni yow tey matale nga la nga waroon a doon est-ce que kooku lañ fa indi. waaw mais su fekkee ne maire bi paa ya daan yoote ca koñ ba nga xamante ne Ndakaaru da leen a won ginnaaw ñu toog di dam yee ànd ak moom gunge ko ba fal ko. moom mu xool xam ne da leen a war a neexal fu ñuy xëy di ko topp. c'est vrai mu jël leen yóbbu leen foofa ñu ne signé kayit moom jartawut ku jàng. ndax dem signé kayit dong la. bindu tur moom ci registre moom jartawut ku jàng. ndax bindu tur rek la nga xool nu la ko neexee xam nga man ak sama bindi jargoñ yi bëgg maa neexal bu taxee nga yóbbu ma fa dinaa fa bindu toj. Aline Diagne ma bindal la Mati Diagne. xam nga ak yooyu noonu tamit kon maire yi war nañ leen a delloo si ñoom tamit. te mami honorable mami dafa dikk fu am solo. parce que yëg nañ ne bu jëkkaan ay calligraphe ngeen fa daan yóbbu. dëgg la ñoo xam ni bu nu bindaan da ngay wax lii wax dëgg yàlla machine moo ko def. te qu'en-est-il exactement fi ñu toll li tax loolu sax. li tax registre bi tey dañ ne war na am dundu téeméeri at. registre war nañ heure bu ñu ñëwaatee di ubbi rek di ko fa fekk loolu la yoon maye. est-ce que ñu koy jaar bon xam nga lañ fay bind. sérieux war na nekk encre boo xam du faasew war na nekk encre boo xam ne mbind ma leer na. waaw kenn du jaxase comme ni mu ko waxee bintu jargoñ. waaw yoo xam ne soo ñëwee jaawale L baag B ba. c'est vrai su ko defee loolu dina indi ay erreur beneen ba aussi muy loo xam ni agent yañ fa nekk. waaw concentration ki nga xam ni Eva. naam mu ngi toog këram bàyyiwu fa dépense. wala këram ma nga fa bàyyi ay problème c'est vrai sëgg di bind yaa ngi ko naan roqi wala nga ni ko roqiyatu mu jàpp la ko xelam may rek mu bind ko te muy dëgg te waajur wi nga xam ne moo ñëw di déclarer yoon ni ko heure boo déclarer war nga mën a liiraat li ñu la wax bala ngay jógee foofu nga signé est-ce que yooyu yëpp ñu ngi koy def muy li nga xam ne mooy sensibilisation nul n'est censé ignorer la loi c'est la vérité parce que loi bi mu ngi fi xam nañ ko dëgg la war nañ xamal nit ñi ni état civil dafa am fu mu lalu ba pare ñu wan leen ni leen lii nag nii la tëddee yow soo indee di déclarer doo ko yóbbante doo ñëw rek nii xaaral ma neexal kii ca mairie ba la doon liggéey ma yëkkati benn 3000 jox ko ni ko demal déclarer ma sama doom mën na ñëw dégg ñu lay wooyee daba mu dem joxe ca mairie ba ni daba nga tudd fekk yow sa kayitu judd yow mi jur xale bi sa kayitu judd daba nekku ci roq yaa ca nekk gis nga dégg donc su ko defee loolu day indi ay erreur waaw nit ñi dañuy demal seen bopp parce que jur doom dafa métti te muy dëgg te yaay aussi war nañ xam ni responsabilité bi ci papa ji am papa yi joxe sant waaye nag yaay am na responsabilité maa jur sama doom ëmb métti na juróom-ñeenti weer ma wasin benn bés ba may wasin nar ma yóbbu àllaaxira man ak sama doom war naa mën a am taxawaay boo xam ne man it naa dem déclarer ji xale bi foofu waaye déclarer boobu dafa am loo xam ne daf ci gàllankoor très bien ndax soo amul kayitu mariage dëgg la amuloo yow jigéen ji lu wane ni sëy nga ak papay xale bi amuloo loo xam ne lu wane ni yow yaa jur xale bi xamuloo ni yow it war nga ko déclarer ni nga ko juree comme jigéen yaa ngi foog ni papaam rek moo ko war a déclarer day indi ay gàllankoor bon loolu muy loo xam ne lu am solo la waaye yaakaar naa ni maire yi tey ñu bare xam nañ li nga xam ne moo lalu ci état civil ak njëriñam ba tey am na lu bare wàññeeku na tey ñoom ci seen bopp ñoo koy saytu parce que la leen état civil di indil ci xaalis am na service yoo xam ne indilu leen ko mangook fi nga nekk yëpp baan dinaa la jox léegi kàddu fi nga nekk yëpp dafa am solo ca njalbeen maa ngi lay wax nit dana ñëw ca état civil déclaré wu xëy ñu ne gisuñu ko jugement yi ñu ngi nii dafay am ay problème yooyu lan la ñuy def ba mu jóge fi bu nu noppee nga dem ci ndoy baan waaw li may wax pour mu jógee fi mooy xam nga jugement il faut nit ñi xam ne jugement exception la jugement mooy tey lii yoon mooy xale bu judd ci saa si waxtu wi mu juddoo ñu déclaré règle bi mooy ku judd ñu déclaré la léegi yoon ni su ma defee ni ku judd ñu déclaré la su ma deful beneen amul lu ma teg ci wet gi soo moytu nit ñi duñu am këyit ma ni bon suñ toogee ba mu am at te xale bi judd woon kenn déclaré wu ko bala nga koy mën a déclaré waat da ngay demaat ba tribunal defal la déclaration sur la base d'un jugement boo xam ni
juge bi mooy magistrat bi mooy atte woote ay seede ñëw mën a seede xam nga loolu jafe-jafe la c'est vrai. alors que ba mu wasinee ca hôpital ba rek këyit maternité bi rek ngay yóbbu ak carte d'identité papa ji bu yaay ji rek ñu déclaré ko te ñaaree du fa sore sax nag. du fa sore déedéet ndax def nañ ay centre yoo xam ne ñu ngi ci biir c'est vrai. maternité yi nga wëlbatiku nag war a dem tribunal ci diiru at lañ la wax bon jugement dafa nekk loo xam ni tey su fekkee ni déclaré wuloo lañ wax de waxuñu changé këyit waxuñ judduwaat waxuñ wàññi at waaw waxuñ changé këyit parce que dama bëgg a tukki donc soo juddee te déclaré wuñ ko lañ koy yónnee pour mu dem tribunal pour ñu mu fay loolu tam dañ ko defoon pour rek nit ki su defee loolu su ko defee tey dootu ko defati déedéet. ndax yow soo ci sonnee dem ñu defal la audience bi nga woo ay témoin yi ñëw seede ñu fay loola 4600 nga fay juge bi ni la dellu si waatal ma soogay rendre jugement bi dañ ne woon loolu suñu ko defee dina tax nit ñi ku juddooti rek dinañ la déclarer dëgg la. waaye cër boobu mu amoon tey dañ ko def beneen cër parce que sénégalais yi il faut ñu yee leen ñu xam ni du judduwaat du sensé këyit du wàññi at mais pour que waroon a judd ñu déclaré ko te déclaré wuñ ko rek ñu fexe ba mu am këyit looloo taxoon jugement jot waaye tey jugement moom daanaka moo ëpp déclaration yi Eva Tra toog rek Ndoye Bane wàññi atam ndax jaadu na dem ne day def jugement. mais nañu loolu wàññi su ko yoon jàppee daf koy tëj waaye nee nañu sax yoon daf koy tëj moom tëj ki ku ko defal ak ñi ca ànd ñëpp la xale yi naan on ne porte que l'âge de ses artères. noo wàññi at moom macha allah. Ndoye Bane li mami naan ki la yàppuloo xaw ma lan moo la kiiloo. ki la jëmuloo daqaara la màcciloo say loxo ki la yàppuloo la seeñuloo. soo demee ci maire yi. si un maire weer wi dee 300 000 francs lañ koy fay. premier adjoint ba la muy jot matul sax 70 000 francs. ka ca topp jotul la muy jot sax nangam. kon su boobaa ñey defar këyit yi extrait de naissance ya la ñuy jot du bari. est-ce que du loolu moo tax corruption bi bari ci état civil bi. beneen bi mooy. comme nu ma ko à quoi servent les cahiers de quartier et de village. loolu moom mooy lan dama koy dégg souvent rek. jërëjëf man loolu Ndoye dama ko xeex te yaakaar naa ni tey war nañ xam nga comptable yi ñi nga xam ne ñooy yore xaalis. dañ leen di wax ni leen da ngeen am responsabilité pécuniaire et personnelle. bon ki nga xam ne état civil te état civil gis nga ki nga xam ne mooy defar kayit yi warul bokk ak ki nga xam ne mooy jël xaalis bi te su fekkee ni état civil yow yaa ngi toog état civil di la dugalal ay millions wax dëgg yàlla war nañ mën a gestu ñu koy liggéey mettre leen ci condition yoo xam ni ñoom kat dañuy sawar xaalis bi di dugg ci biir mairie bi bon loolu waxtaan la woo xam ne xëy na xaju fi mais dañ koy junj pour wane ni war nañ mën a gën a yokk li nga xam ne moom la ñuy fay ak di leen jox ay indemnité war nañ mën a am ay indemnité yu ëpp yoo xam dañ koy lal ci li nga xam ne moom la ñoom agent yi di dugal soo demee douane tey douane la muy dugal daf ci am commission am ci intérêt waa état civil aussi war nañ di leen ñaax ni ko di nga gis koo xam ne dootul sàcc dootul tappale inciter nit ki ci inciter nit ki que li muy dugal mu am ci commission dëgg la muy benn ñaareel ba mooy Ndoye li nga wax ni mu affaire u cahier de village ak cahier de quartier xam nga li ma wax ni dama sant yàlla parce que état civil tey Sénégal daf ci raw réew yu bare def nañ benn séminaire boo xam ne régional la Afrique yëpp ñoo daje woon lépp luy tegtal ñu tuuti ci cahier de village boobu balaa ngeen di avancer. xam nga dafa am village parce que soo demee ci village yi mën na am chef de village soo demee dëkk bu mel ni Pire am na village boo xam ne 10 kilomètres la d'accord pour bala ñuy ñëw ba Pire di wut si extrait am na chef de village bi moom mooy am benn cahier bu ñu koy jox boo xam ne ku fa judd foofu laa doon jëm mooy koy laaj cahier boobu merci loi Sénégal bi loi 72 moo dugal loolu d'accord dafa dugal cahier de village ak cahier de quartier parce que gisoon nañ ni mairie bi mën na sori su mairie bi soree mën na tax waajur yi tayal ñu ni nañ fexe ba def ay cahier jox ko ñi nga xam ne ñooy délégué de quartier yi parce que délégué de quartier bi yéen a dëkk ci quartier bi moom it lépp luy dëj lépp luy xale bu juddu lépp luy sëy bu ñu takk ci koñ bi xam na ko yoon yaakaar ni kooku suñ ko joxee cër ni ko dañ lay jox cahier boo xam ne lu xew ci ku fi juddu nga bind ko lu xew ci ku fi génn àddina nga bind ko yóbbu ko yow même su fekkee ni waajur yi demuñ yoon jox na la teg na la daan boo xam ni ci weer ak fukki fan ak juróom war nga dem ci officier bi nga ne ko est-ce que waajuru diw ak diw ñëw nañ fi déclaré ko diw kat juddu woon na ci sama quartier wala ci sama dëkk
ci mat na weer ak fukki fan. mu nekk benn cahier de correspondance. mu nekk cahier de correspondance boo xam ne diggante xam nga loolu. waaw mooy ni wax dëgg yàlla man de damay rafetlu loi Sénégal bi. ci affaire kayitu juddu. jàppandal lañ waroon a liggéey pour mu jàppandal. yëpp def nañ ko waaye dafa xaw a sooxe ci taxawaay bi ak yorin bi bon loolu mooy njëriñu cahier de village ak cahier de carte. mais public bi xamuñu ko. waaye nit ñi xamuñu ko àdduna bi population bi nit ñi xamuñu ko mooy li ma wax sànq xam nga nee naa judd naa ci wax naa la ko keroog ci émission bi nga doon def ni dama koy rafetlu. di ci gën a rafetlu lii. état civil dafa yaatu. dëgg la benn thème bu nekk daf mën na nekk émission. mariage dina ci ñëw kañ ngay dem kañ ngay def jugement au mariage. kañ nga war a déclarer. dëgg la ndax yoon daf ni su fekkee ni xale bi toog na ba am nangami. weer waaw. te déclaré wuloo ko daanaka dañ naan kii judduwul ci sëy. dëgg la da nga koy wutali jugement. c'est vrai ndax am na loo xam ne moom la ñuy xale di formé woo. ba juróom benn weer xale mën nañ ko ni kii xale la su juddoo. bon nag sëy ba su fekkee ne déclaré wuñ ko ba xale ba formé wu. est-ce que mën nañu wax ni xale boobu problème dikk na waaw donc vraiment mooy li ma wax Ndoye dafa am thème yoo xam ni dafa war a génn ci état civil. thème yi dafa bari. mais est-ce que am na ay heure bi ba may bañ ñu def parce que dafa dañu bëgg ci yow lu bari est-ce que am na ay sanctions ki nga xam ni doomam dafa juddu déclaré ko. wala dafa takk jabar te déclaré ko wala mbokkam faatu mu déclaré ko ba pare mu dem suuli ko. Ndoye boole waa leen ma ci sama laaj parce que ñetti déclaration yi c'est très important. déclaration de naissance décès ak mariage ñetti te maanaam est-ce que du manque de communication sénégalais yi xamuñu li nga xam ne moom la ñu war a def ci wàllum këyit. dama yaakaar ni lii nga wax tey ndorte la. war na mën a nekk tey Eva ma gërëm leen sant leen ci li ngeen ko jël muy seen thème mais nag mu bañ a yem ci tey parce que lii dañ ko laal. du sensible la. waaw du doy wax sax. il faut que population yi aussi. bañuñu mais dañu xamul. ki xamul ni pour mu déclarer doomam weer la ko yoon may. foog nga ni heure bu jógee rek war na dem. waaw mais comme yow doom ji bi nga ko juree da nga koo ngénte toogoo di xaar weer wala booy xaar weer pour dajale lu gën a diisal sa. waaye il faut yoon xamal ko ni ko ci weer nga ko war a déclarer. su weer wa passé war nga ko déclarer ci weer ak fukki fan ak juróom. su weer ak fukki fan ak juróom boobu passé war nga ko déclarer ci at waaye su boobaa. nii ak nii ngay defee. donc loolu il faut ñu yee ci nit ñi. te looy gën di xaar muy gën di sooy dem itam war nañ la wax ni la soo ñëwee di déclarer war nga soo joxee tur bi doo ko yóbbante bàyyi ko fa teg ko fa da ngay taxaw ñu jël déclaration bi liiral la ba xam ndax juumuñ ci li nga doon joxe. ok su ko defee yow di nga mën a xam erreur bi su amee xam nga am na tey xale yoo xam ne seen erreur daf leen topp ba ñu nekk ay mag. mais erreur boobu su fekkoon ni keroog ba nga déclaré ñëw nga ñu taxaw ñu liiral la. nga daal di xam ne kii kat nga ne ko déedéet du noonu waxuma la lool de. dëgg la mu sensé ko ci saasi. am na ñoo xam ne. loolu du ko doguma la. boo bindee seen tur sax boo juumee dañ leen ne déedéet. du Camara ak C Camara ak Kaala. ci saasi te code bi daf ni da ngay liiraat. dafa waa ji su jëlee daf la war a jox registre bi nga liir ko ba pare nga signé. mais tamit kon ni man maa déclaré ni sama doom juddu na wala man maa déclaré ni kii génn na àddina su ko defee officier bi signé ñu soogay dagg volet 1 bi. madame Ba li muy wax topp bu soree sori la xam nga li tax ñun ñii dem am nañ ci cër ñañu fay fekk am nañ ci cër mais yéen ñi ko bëggit am ngeen ci cër ndax xam nga lu tax li Ndoye Bane di wax rek ku sa yàppam bopp réer da ngay làmb sam kaang nit ki mënoo xëy bàyyi àddinay problème sa kër yow kayit ga la dugaloon sa kër mooy que madame a ngi lay xaar boo ñëwee ci biti la la jëmee ndax la la fa war defoo ko boo tiimee kaye boobu taloo yow bindu lu leer sax bay jox nit ki muy relire bu fekkee da nga ñëw fekk fa ku ñàkk kersa ku mel ne man nga dikk balaa ngay wax mu yuuxu la yow mi ñëw taxaw nga temps bu yàgg di ko xaar ci naaj bi nga taxaw ak leneen yooyu yëpp dañ ko war a seet ba kii ñëw nekk ci dal mais ki mu fay fekk nekk ci dal dafa am ku ma laaj sànq mu ne bàyyi yi nga xamante ne moom dañuy jur rekk daw dañuy fase yaay ja fase waale doom ja fase waale maternité ba mu juddoo fañ ko déclaré yóbbaale kayitu juddu gën a mel ak moom naka ngay def pour jotaat sa kayitu juddu doom bu fekkee ne bëggatoo wax ak moom ndax am na ñoo xam ne ci atum Macky Salem la leen seeni jabar suuroon xaaratuñ ci ñoom dara da ngay jëlaat kayitu juddu ga kayit gañ la joxe woon ca hôpital ba dellu ca fañ déclaré woon wala naka ngay defaat pour jot sa kayitu léegi loolu li yoon wax soo demee ca maternité ba su fekkee ne yore nga carnet de santé yoon man may na la ñu defal la duplicata certificat d'accouchement soo ko defee nga ñëw ci mairie ba nga xam ni fa lañ ko waroon déclarer parce que itam dafa am solo nga juddoo fii Dakar wala nga juddoo Diourbel ñëw bëgg a juddoo waat Dakar naam nga def foofu parce que këyit ba war a wane ni juddu nga doo ko mën a joxe donc soo joxee këyit bi wane mairie bi nga xam ni fa lañ ko waroon déclarer mairie ba war na dem seet
ba xam ndax xale bi déclaré woon nañ ko wala déet. Ok. su seetee ba gis ni déclaré wuñ ko. Waaw. su boobaa mu defal li ñuy wax certificat de non inscription. wane ni xale bii kat fii lañ ko waroon a bind waaye kenn bindu ko fi. d'accord su ko defee certificat boobu ngay jël yóbbu. dem tribunal. pour tribunal defal ko jugement. mais madame. donc yaay ji am na droit pour dem defi loolu. ok. waaye aussi dafa am loo xam ni waajur dafa war a am àq ci doom. mais même su ko deful. su demee xale bi demee ba màgg. yoon may na ko mu def li ñuy wax réclamation de paternité. parce que ki ko jur. sànni ko moom am na ëllëg mu dal ci kawam. wan ko ni ko loolu nag damay dugg ci yoonu loi. damay bàyyi beneen yoon ngeen woo magistrat yi ñu wax léegi. mais dara newu ca sax nga xuus ci tuuti du dara parce que am na ñoo xam ne ndeysaan ñu ngi seetaan. Non, xamuñu. et situation bii dañ ciy nekk. non affaire yaa bu ngi tey ciy weesoo génne sax bu du baax a ñàkk nga ñëwaat. question bi ma doy ko baan gën a bëgg a poser te balaa heure bee jot. ay ca Comment déclarer un enfant sénégalais né à l'étranger koo xam ne ndeyam ak baayam ña nga bitim réew Italie wala Gambie wala feneen fa la juddoo nga war koo déclarer fii naka lañ koy defee. ah daa ko déclaré foofu ut fii. waaw allez-y léegi loolu mooy problème bi. xam nga ka juddoo bitim réew. xam nga réew surtout réew tubaab bi. ñoom dañu organiser. réew tubaab bi gis nga soo juddoo maternité ba duñ xaar sax. yaay ji ñëw. mi yaa ngi ngi tiitaru sànq di ma ko ñoom ñooy yónnee kayit ba ca mairie ba. macha xam nga allah moom daa demoon nag. sa waa maternité. ñoom dafa am loo xam ne lu am relation yu rafet seen diggante. mairie ba dina yónnee kayit bi ni diw xale sàngam juddu na ci mairie bi. ci waxtu sàngam. yónnee ko ca mairie ba. su ko defee dañ naan waajur ji demal ca mairie ba. nga dem yeggali déclaration yi parce que am na information yoo xam ne yaay ji ak papa ji dañ ko war a joxe. ndax bokkuñu ay loi. su ko defee su fekkee ni yow ma nekk ca France damay jox France. sa doom juddu na li wóor mooy xale ba juddoo ca France ak am na kayit. déclaré nga ko ca mairie ba ca France. problème bi mooy est-ce que déclaré nga ko ca ambassade ba ca Sénégal. ambassade du Sénégal ba nekk ca France. ca consul ba. est-ce que déclaré nga ko fa. su fekkee ne déclaré nga ko fa. yoon amatul pour nga ñëw di ko déclarer waat Sénégal ndax consul boobu centre état civil la comme centre bi nekk fii ñoo tolloo waaye su fekkee ne déclaré wuloo ko fa ba ñibbisi yoon may na la nga dem ci mairie Dakar bi ñu déclaré ko fa wane ni xale bi kat dafa juddoo woon bitim réew. très bien waaye mais bala ngay génn France ñun itam baan ñu fexe ba def na tubaab yi sama waxtaan sànq ak Mia maa ngi koy wax. bu xale bi juddoo rek ci hôpital bi ñu fexe ba nga jot ay këyit. mais loolu mooy nga xam ne booy génn da nga génn ak sa ay këyit doom. dana réglé lu bare am na réew yoo xam ne ci Afrique ñu ngi koy def. waaye xam nga fii lan mooy suñu gàllankoor. lan mooy suñu gàllankoor. ngénte juróom-ñaari fan. ngénte bi ngay gën a tal. déedéet. dañuy bañ a tudd doom ji. waaw. dañ naan tudd ba doom ja ma ngay siiw amagul tur te juróom-ñaareelu fan ba te juróom-ñaareelu fan dina fekk xal yaay ji génn hôpital. xam nga loolu tey boo demee dafa mel ni boo demee ci naar yi ca bés ba la ñuy tudd je sais pas xale bi bu juddoo am na tur mais dinañ ci gën a laaj yooyu aussi ay gàllankoor la yu fi am bàyyee daal ñun ñu koy doxale ni ko daan doxale na nit ñi déclaré seen doom waaye juróom-ñaar fan mais nit ñi tamit ni ngay amee fulla ci ni ngay amee fulla ci ngénte li ba togg ceeb bi yekk ko jox ko nit ñi na nit ñi di déclaré imam bi nga xam ne mooy tudd doom ji même imam bi tudd doom ji imam bi aussi war naa mën a am taxawaay boo xam ne xale boobu war na am këyit. dëgg la c'est que bala ngay génn France. waaw Sénégalais yi am na ci ñoo xam ne xamuñu ni seeni maam par exemple maamu Boy Diagne bi wala maamu waaj yi ci digg bi. Xaadim Cissé. yow Alioune Diagne ngeen su bëggee extrait wala Pape. Sénégalais am na ay sénégalais yoo xam ne kii Cissé dimbali ñaari Cissé du ñoom ñaar ñëpp sax seeni maam suñu bëggee extrait Xaadim Cissé Ibo waaw Nantes lañu sénégalais am na ñoo xam ne Nantes la ñuy amee extrait këyitu judd état civilu Sénégal bi nekk foofa Nantes moom loolu waa tubaab loolu moom yaakaar naa ne am na jéego yoo xam ne ñu ngi ko ciy dox am na ci lu bare loo xam ne ñëw na ndax mooy yi nga xam ne mooy indépendance est-ce que Sénégal am nañ indépendance parce que suñu demee ba suñu état civil nekk Nantes suñu benn maam bu nekk fii man li muy wax ni maa ngi bëgg nga indi ci tuuti leeral parce que c'est les infos de Ndoye Bane léeg-léeg daf ñuy bett indi loo xam ne lan moo tax ñuy dem Nantes parce que seen maam dafa des ca France dafa nekkoon tey ci tirailleurs yi wala qu'est-ce qui se passe mooy état civil bi fi nekkoon avant indépendance voilà xam nga fii am na fi communes yoo xam ni les 4 communes comme ni nga ko xamee muy Dakar Gorée Rufisque ak Saint-Louis d'accord ñooñu dañ leen tuddee woon ay citoyens français waaw xam nga ñooñu tuddee woon citoyens français lañ léegi sénégalais lañ mais franco-sénégalais lañ donc am nañ kayit ca France
mais mën nañ am kayit fii aussi Sénégal parce que kayit yi ni ñu ko dencee fii rek moo baaxul mais su fekkoon denc ni baax nañ tey ki loolu mu ngi fi woon ndax Nantes double ba rek la yore woon te yaakaar naa ni volet 2 bi moo nekk Nantes. volet non double registre boobu sax amul woon volet 2 boobu ñaari registre lañ amoon registre A ak registre B mais registre yi léegi am na c'est que denc ni ñoo dul benn Nantes na mu dencee soo fa demee man dem naa Nantes soo fa demee gis nañ ko dencee def ci ay climatiseur mu set soo duggee fii ci archive fii du benn. doy baan kon ñi fa seen waajur yi des nag te tey ñu bëggoon am kayitu tubaab yi ne leen mënuñu am kayit non dinañ am kayit am nañ ci droit am nañ da ngay ci droit bind rek am na adresse boo xam ne ak numéro boo xam ne soo ci bindee rek ci saa si ñoom dinañ la jox kayit waaye dañu ko delloo si lu tere puisque député mairie bi moo war a puisque député nga te yow yaa yore commission des lois pourquoi Omar Gueye bi mu ñëwee à l'Assemblée nationale doo leen ko souligner pour que registre bi nga xam ne moo nekk nag mu ñëw fi Sénégal Maami Xaadim mii su bëggee extrait dem dox ñu joxal ko extrait mais Maami Xaadim mii Touba lañ ko extrait correspondance ba Nantes Sénégalais yi xamuñu ni am na état civil Sénégal bu nekk Nantes waaw mais nag du état civil bu am solo mooy état civil bi fi nekk xam nga ñi fi juddoon ay 1800 1900 ñu bare ñooñu dem nañ xam nga ñi fa des bareetuñ ay 1950 yeeg 1900 yi ak 1940 yooyu daanaka ñoo fi ak 35 waaw mais tey ji sa maam mën naa def nga soxla këyit bi waaw loolu moom heure boo yegsee loolu moom wax dëgg yàlla ñoom côté boobu ñoom ñooñu ci gën a denc heure boo ko soxlaa ñu yónnee est-ce que ci seen projet la bokk ngeen indiwaat état civil fii Sénégal inch'Allah je pense que maire yi loolu responsabilité maire yi la parce que maire bi ci boppam maire Dakar moom moo war a bind Nantes laaj leen mais am na ci loo xam ne aussi état Sénégal mën na ci dugal loxoom nañ fexe woon ba saabaru Cheikh Omar Foutiyou bi radiyallahu taala dellu si dëgg la yaakaar naa ni gouvernement Sénégal aussi nañ ci dugal loxoom pour accompagner maire yi pour loolu mën a ñëw Sénégal y a-t-il un délai am na mu doy baan xaaral am na keneen ku ñuy wax nee na lu ngeen góorgóorlu pour que ñu am audience foraine yi bëri doyul parce que situation bi sax ci biir koñ yi nee na mënu leen ko xam doy baan ma delloo la man la est-ce que y a-t-il un délai pour ñu reconnaître un enfant naturel amul délai enfant naturel avant mu judd sax papa ki ko jur mën na ko reconnaître su nanguwul nag si yaay ji su ko nanguwul su juddoo yaay ji déclaré ko tooñ mu bañ ko du ma wax sa xaalis mu bañ ko su juddoo yaayam xam ne moo ko ëmb doomam la yaayam dem déclaré ko mais su boobaa li ciy problème mooy c'est gênant Sénégal dañ ko def kersa yaay ji dem déclaré ni kii kat sama doom la Jéema Njaay ba jur na doom joo xam ne doom ji sant bala sant parce que papa ji gisuñu ko loolu la sénégalais bañ nanguwuñ ko waaye est-ce que loolu tey war na tax doom ji mu ñàkk kayit warul tax doom ji ñàkk kayit ndax papa ji mën naa dem ba ci yàgg xelam yedd ko ndax dañuy gis xale yoo xam dañuy judd jël nekk copie conforme seen papa dañuy mujj dem barus suñu màggee ñu reconnaître leen wallaay wax te su fekkoon ni yaay ji déclaré wu ko woon mu am kayit mu yàqal ko mënul jàng parce que xale bu amul kayit du jàng même soo ko tappalee muy dugg di avancé am na fu mu toll su waree def examen bu ko waree def dina wuti kayit ni Mamy Diop day am jëkkër mu topp jëkkëram naan ko utal ma certificat de mariage nañ wuti certificat de mariage nañ ko wuti mu naan ko seeka waaye loolu yëfi jullit nangam ak naam di la nelawal di la nelawal su ko Mamy Diop tegee choc Eva teg ko choc ba mu sonn day jékki-jékki nun ko dinaa ko lijjanti jékki-jékki indil ko certificat de mariage te Mamy Diop yëgul tinul te certificat de mariage yéen nee ngeen dafa am yoon Mamy Diop day indi ay mbokkam parce que xam nga certificat de mariage lu ci jiitu dañ koy lijjanti mooy consentement il faut que ñaari way dencante yi kenn ku nekk d'accord su fekkee ni ku góor ki d'accord na ku jigéen ki d'accord mairie bi daf lay laaj ni la est-ce que yéen d'accord ngeen ànd ci pour sëy même d'accord boobu dañ ne xale bi nga xam ne matagul sëy sax su fekkee ni comme sama mbokk tukulóor alpulaar li ñuy def su matagul sëy sax procureur mooy joxe dispense bi nga xam ne moom la ñuy joxe waajur yi d'accord ni man kat man diw maa joxe d'accord joxe naa sama accord ni sama doom ji nga xam ne matagul attu sëy ci yoon man maa joxe accord bon accord boobu dafa am solo bon kayit bu ñu indi te ka nga xam ne moom moo war a joxe accord am taxaw fa bon kon kayit boobu la wut procureur di joxe di ordonné ci sëy boo xam ne am na loi bi xale non yoon moom maye su bëggee may xale bu xale 13 ans xoolal mu looy baat mën nga gis xale boo xam ne mën nga gis xale boo xam ne procureur nu mu ñemee déglu rek xale bi ci ay atam dafay nekk tuuti mais maturité physiologique ak physique am may na ko mu sëy ci 13 ans 13 ans mais su boobaa dispense lay am madame yaa yor commission des lois de loi bi am na lu muy bañ day tere ku may xale 13 ans madame
mais am na dispense Mbaa pare nga? consentement. ah man kay man ci fini. non man kay mu doo mos a pare xanaa su jeexee ñu dal ko fi rek mais loi bi Très bien. Honorable kontaan nañu lool. merci beaucoup. ci sa teewaay macha allah indi nga ay leeral yu am solo. am na ku lay nuyu fii nee na nuyul ma sëtti Maba Jaxu Ba boobu. ak wax dëgg yàlla ndari. noonu la de waaw, ah dëgg la. kon bokk ñu nuyoo bi Maam àgg na Ndari. soxna Kiné si ca Thiès. ñu ngi koy dëgg nuyu la, bu baax. dëgg la, dëgg la. macha allah di remercier téléspectateurs yi. ñu bàyyi la rek nga wax ak soxna yi parce que ñoom lu bëri dafa incombé dafa nekk ci seen loxo. Dëgg la. nga xam ne ñoom ñoo war a redresser société bi. rawatina seen biir kër yi ak këyit yeeg yooyu lan ngay tëjee. dëgg la Eva damay njëkk a jox message sama naataangoo jigéen ñi. dëgg la. xam nga dañ koy bañ waaye il faut ñu nangu ko. ndeysaan. jigéen a yore réew. Axay. réew. su dee leket la bu ñuy taaw. ñaari loxo ya ko téye. jigéen la. c'est vrai. jigéen a jur. jigéen ay yar. jigéen ay taxaw jigéen ay teete. te macha allah góor ñi dañ koy bañ waaye jigéen a ëpp xel góor. am na situation yu bare suñ ci nekkee. jigéen rek a ci mën a jigéen a ci génnee situation. c'est la vérité. te tey soo seetee. waaw. jàng yee jigéen ñee ci ëpp diine ji jigéen ñee ci ëpp. dëgg la. politique bi suñ demee ñun jigéen ñi ñoo ci ëpp. macha allah. sooy def mobilisation jigéen ñi la. bon tey loolu jigéen ñi taxawaay boobu ñuy taxaw. ci réew mi ak ci askan wi. dama bëggoon taxaw boobu nag ñu xam ni taxawaay boobu la ñu war a taxaw tey ci li nga xam ni mooy mbirum kayitu juddu yi. gis nga jigéen ñi suñ jëloon engagement. waaw. taxaw ci. lii dina fi saafaraw. incha allah. ndax tey yow mi nga xam ni yaa wasin doom ji. yow mi nga xam ni yaay dem sëy. yow mi nga xam ni yow la sa waajur génn àddina. soo taxawee xam ne am nga cër. problème bi nag mooy ñàkk a xam. mais yu mel ni suñ koy def dina tax ñoom ñu xam. ni cër bi ci góor gi am cër boobu la ci jigéen ji am. su ko defee su boobaa ñoom war nañ mën a taxaw fa nga wasinee ca hôpital ba. au lieu que nga taxaw di xalaat yére ba nga war a sol te ngénte la dëgg nga njëkk a xalaat ni sama doom jii juddu tey macha allah pour mu mën a tekki ci askan wi war na am kayitu juddu nga def ko farata bu baax bés bu ñu ko defoon farata rek yaakaar naa ni am na gàllankoor yu bari yu fi nekk dina fi jógee ndax soo déggee nit di tappale da nga ko may fu mu tappalee soo déggee nit di sàcc da nga ko may fu mu sàccee soo déggee nit ñi di ko corrompre yaa indi lu tax nga di ko corrompre su fekkee ni ca jël benn ba la nga waroon def nga ko ñañ déclaré tey kenn demul di tappale ci seen i këyit dëgg mais mu am solo itam ci maire yi nga xam ne ñoom lañ fi teg ñu xam responsabilité parce que quand même nit dund am ay yaakaar këyitam ñëw ñun yàq àddinaam man am naa sama xale boo xam ne tey dafa dem ba war a def bac intelligente jigéen la mënul def bac ndax këyit bu yàqu këyit bu yàqu parce que tout simplement li ma wax nit ki su fekkee ne ma nga juddoo njaareem la juddoo nañ ko déclaré njaareem yoon fexe nag état fexe ba njaareem boobu bañ a nekk gàllankoor ci moom su heure bu ko soxlaa dëgg waaye dañuy nekk gàllankoor ba tax ñoom seen bopp ñu ne nañ toxal seen kayitu juddu yi ca njaareem indi ko Dakar pour mu gën leen jege parce que Dakar lañ dëkk léegi soo ko toxalee te waru fi nekk day indi problème donc vraiment damay ñaan état mu ngi ci yoon état mu ngi ñuy dimbale pour état civil gën a jëm kanam gën a ñoŋ partenaires yi aussi ñu ngi ci jàppal lu mel ne Union européenne wax dëgg yàlla dugal nañ xaalis bari te damay bàyyi waa ministère collectivité locale suñ ñëwee ñu wax leen ci lu dugal nañ ci moyens yu bare mais nañ gën a waxtaan ak nit ñi très bien nañ leen gën a yee surtout jigéen ñi jigéen moom su xamee rek lu bare dina saaf jërëjëf madame Ba kontaan nañu lool macha allah Adja Dieye Mandji ay lañ fi invité woon soxna Linguère joyeux anniversaire encore waay merci waay waaye xam nga bu ci boole woon ba kii après nga jox ma bon appétit bi ndax ma gën a xeer merci soxna si xam nga dafa indi leeral yu am solo dëgg la dañ ciy delluwaat rek santaati Ndoye Bane ndaxte damay wax ma ne sénégalais yi bañuñu xam dëgg la dañ leen a xamalul dëgg la te waxtaan yu mel nii dafay delloo si doomu aadama c'est vrai waaye may wax ak waajur bi nga xamante ne moom mooy jigéen ndax yow yaa yor sa doom su baaxee doomu ñëpp lay doon mais su bonee sa doom rekk la te jàng yàggul ñàkk a jàng moo yàgg c'est vrai te doom ji sax même bu jàngul dafa soxla ay këyit ngir addunaam ndax carte d'identité warul tàqalikook doomu aadama boo faatoo ci yoon bi doo nekk inconnu bu la leneen dalee doo réer duñ la ramasse di la yóbbu bañ a yóbbu sa doom muy sant sa sant loolu du gàcca benn xale dafa mës a ñëw ci man ne ma sama papa dafa gaañu sama yaay toog ba mu neex ko mu ne dafa bëgg a sëy ma ne ko toogal mu toog ma ne ko mbaa dagg du ci am mu ni ma déedéet ma ne ko seen sa yaay muy génne ci auberge ak seen sa yaay mu tijji néegam ànd kuy borom këram ku ko lew ñaari ban moo la ci gënal mu ne tekk ba yàgg mu ne ma seen sama yaay mu ubbi ànd ak kuy borom këram ku ko lew
kon bu ñu am kersawu santale sa doom sa sant yow ndax boo liggéey bu doom ji màggee ba tekki baayam a koy wër si mais doom ji du wëri baayam yàlla nañu màggale rek looloo jara ñaan delluwaat di santaat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen yàlla na yàlla sàmm te yàlla defal ñu jàmm yokkal leen ma ñaanal nag lu ngeen ma ñaanal doyu ma cat rek laay ñaan lu ci des lépp doomu ñay kenn du ko ñaanal rëy xam naa ni dañ koy ñaanal rek ma mucc bu ko defee xel mi dina fi nekk ñu gën a mën di leen bégal ndax lu ñu leen jox ci mbégte doyuñu ci kanam tuuti nag sama gaay yi maa ngi ñëw ànd ak yéen bu ko defee ñu ànd bégee ba fajar tey moom damay tëgg baal populaire ci sama buntu ay xale ngeen bu leen neexee bégee ba suba teel ñun dama ciy bokk non ñetti at yi ma dese pour ma magal nii dem màkk ñëw doy ba xam nga bu ma amee 40 ans damay magal macha allah dindi yëfu caaxaan yëpp macha allah ñun ñi am 40 ans nii dañu magal xam naa dinañ ci ñëw très bien doy baan loo xam ni gars yi dañ koy def souvent Eva xale boo xam ni peut-être que ko jur dafa bañ nga ñëw jël xaadim mee rek wala sëñ jaañ rek bàyyi na ko boppam utali ko ay kayit loolu loi bi da koy bañ te ñu bari dañ koy def Sénégal xam naa dinañ ci ñëw gën koo yaatal di remercier honorable député vraiment kontaan nañ ci dalal bi ci woyof géeg yëpp xam naa ni dinañ ko tëggaat di leen jox rendez-vous ba suba ak jàmm incha allah incha allah merci Ndoye Bane merci Adjaratou Linguère mi nga xam ne xale la yal na la yàlla def mag macha allah Adja Dieyma Ndiaye itam ñu ngi kontaan ci moom Dieyma Ndiaye ba ay mbokkam a ngi koy nuyu daal xam naa sànq ba léegi fii Ndakaaru la nit naan Dakar est petit très bien Dakar est très petit macha allah yéen ñi nga xam ne itam yéen a jàkkaarloo woon ak ñun di nu seetaan li jukki la rek ni ñu koy waxee saa bu nu tàmbalee benn thème dañoo daal di jukki xool wax dëgg yàlla liñ ci war a mën a waxtaanee waaye gis nañ ne ci wàllu état civil liñ ci war a mën a wax bare na lool da ngay daal di dem ba ci biir état civil sax ndeysaan da ngay interroger wu ci ki nga xam ne itam dafa am doom lànk na jurul doom ja wallaay yaa ngi xawi suturaam waaye lépp mën nañ koo waxtaanee te bu nu waxtaanee incha allah yal na yàlla firi xel yi firi xol yi bu ko defee ka nekkul ci yoon xam ne moom newul ci yoon Mia Ndour merci à toi merci à toute ton équipe ni ma leen ko waxee woon ca njalbeen bonne heureuse année à tout le monde yal na yàlla dolli jàmm ci Sénégal dolli ko suñu kilifa yi dolli nag muñ ci ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ndax yéen bu ngeen muñul dara du baax yal na yàlla sàmm leen sàmmaale nu jërë ngeen jëf